benn waxtu jot na ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg ak la ca gën a fës mbiram Tamsir Sané ma jiite woon foofee brigade bu Koumpentoum te nu faatoon ko mbir bees na ca juróom-ñaari doomu aadama teg nañ leen loxo ñooñee sax dañoo joxtu ne dañoo bokk ci Samba Boy yi amaloon ab congu ca poste finance ba Tamsir Sané ñàkk ca bakkanam moom brigade ba sax ak gendarme yi amal nañu ay gëstu ba am ñu teg loxo daañu dem ca diwaan ba fekki fa Moussa Oumar Gueye bu ñu ci jugee dem ca Ziguinchor ca pont Émile Badiane ab accident bu métti moo fa am benn camion bu mag moo doon daw nag ci pont ba benn pneu moom moo yàq ba mu mujjee tabbi ca dexu Casamance kenn ñàkk ca seen bakkan ñaar ña nga leen di wër keneen ka ca rëcc ci jamono ji ma nga ca bërëb bu fajukaay ñu koy toppatoo jëwriñ bi ñu dénk wàllum càmm gi Samba Ndiobène Ka mu ko doon amal ab tukkim nemme ko ca diwaanu Richard Toll jàpp ndax géej di xool lu jëm ci xar yi ni xaar ci tabaski gi rawatina ci daral yi Samba Ndiobène Ka la mu gis rek mooy lu ëpp fukki junni xar yokku na bu nu ko méngalee ak lib bi nu amoon daaw ci waxtu yi xibaar yi biti réew Mohamed Ahmed Cheikh Ghazouani moom nag mooy njiitu réew bu bees bu gànnaar tey ji nag sax nag la fas yéene daal waat bu ñu fàttalikoo nag moom joŋante palub njiitu réew bi ko fal sax waa ku jega dañu ne woon lu ni mel ànduñu ca woon lu jëm ci wàllum tàggat yaram ak Abdourahmane Ndiaye Adidas moom nag teggi nañu ko teg fa Moustapha Gaye benn weer rek moo des ci lu jëm ci basket ci wàllum góor ñi muy coupe du monde bay am ca réewum Chine ki fi jiite woon fédération bu basket Baba Tandian ne nag nanu ko defee daal rafetul lu ci mën a am moom ministère bi ñu dénk wàllum tàggat yaram ne xibaar boobu lee dañ cay ànd ndax ñoom fédération bi la ñuy gunge te dogal bu mu jël jàpp nañu ne am na sañ-sañu jël ko li ci yenn kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye gi lay doon ngeen taxee lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. xibaaru diggu bëccëg gi ginnaaw bañ leen nuyoo rafetlu seen ànd ak seen cofeel ak kóolute ci télévision Futurs Médias dañu koy door rek la xewoon ca Koumpentoum di mbiram Tamsir Sané ma jiite woon brigade bu Koumpentoum te nu faatoon ko ci ay congu lu toll ci juróom-ñaari doomu aadama ñoom nag teg nañu leen loxo ñoom ñooñee nag daal dañoo jàpp rek ne lu jëm ci mbir moomee dañoo caa laal ga kay mooy la amoon ca poste finance congu ba Tamsir Sané ñu gaañ ko ci bopp bu mujj ñàkk bakkanam Samba Boy yoo ko amaloon juróom-ñaar ya bokk ca seenub band tegees na leen loxo jamono ji mu mel ne nag fi mu ne nii ña ngay wéy ba tey di amal ay arrestation maanaam ay jàpp yu nekk ca gox ya nekk ca diwaan ba daañ ci dellu siwaat ak Moussa Oumar Gueye ma ñu taxiwal Tambacounda ñu dem ca Ziguinchor fekki fa Boubacar Diassi nuy naa la. Fatou fay naa la. mu ngoog mu mel ni aw tiis moo am biig la woto moo doon daw camion la ca pont Émile Badiane mujjee tabbi ca dexub Casamance ga ba sax am ko ca ñàkk bakkanam ñaar ña ñu ngay wéy di leen seet kenn ka rëcc na. wax nga dëgg ab camion comme ni nga ko waxee bi nga xamante ne camion Guinée-Bissau la ndaxte léegi am nañu am ko confirmation boobu camion Guinée-Bissau la bi nga xamante ne dafay faral di daw diggante Gambie Sénégal ak Guinée-Bissau yaboon nag li nga xamante ne mooy ay carton beurre camion bi nag moo ngi bàyyi ko Banjul di wuti Bissau jaaree ko ci Ziguinchor comme ni ñu koy faral di defee mu yéeg ci pont Émile Badiane selon témoins oculaires yi ndaxte jël nañu pêcheur bi nga xamante ne moom ne ne fekkee na mbir mi bokk na sax ñi nga xamante ne ñoom ñoo joto wàllu ki rëcc ki nee na ay boor 2 heures du matin jàpp 3 heures du matin la ñu gis camion bi ñu def ñu ci kaw pont bi ñu jékki-jékki rek dëgg bruit roue bu toj de chauffeur bi nag moom mu perte contrôle guidon bi mu daal di mbëkk li nga xamante ne moom la ñuy wax garde corps pont bi mooy li nga xamante ne moom moo tax nit ki du daanu nit ki dox ci pont bi du mën daanu ci biir ndox bi bu mu ko mbëkkee rek mu wuti directement dex gi noonu daanoo ci pont bi ci dex gi
di xale bi nga xamante ne moom moo daal di rëcc mi nga xamante ne moom ñu ngi koy wax Mamadou Lamarana Condé moom mooy apprenti oto bi moom nag moom doon defaroon yuuxu ñoom ñi daw si ñëw wàllu ko waaye malheureusement ñeenti nit ñoo nekkoon ci biir camion bi chauffeur bi ak beneen chauffeur ak beneen passager ñoom malheureusement ñu def si après ñuy bu sapeur yi ñëwee noonu la ñu génnee benn corps mu des ñaar ñi nga xamante ne ba léegi ñu ngi leen di wut gouverneur nag bu mu ñëwee moom ak ki nga xamante ne moom mooy préfet bu Ziguinchor bi ñu fa ñëwee gouverneur daal dina wax ni effectivement confirmé na li nga xamante ne moom la ñu wax nii mais nee na nag secours yi dañ koy daal di organiser depuis démb si guddi ñu ngi ci kawam am na sax ba ab renfort sapeur pompier yi nga xam ne ñu ngi jógee Cap Skirring ñëw renforcer si ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Ziguinchor ngir génnee oto bi nag nee na dañuy matériel bi nga xamante ne xëy na moom la ñu war a génnee oto bi moom dañuy jël privé bi nga xamante ne maanaam ki nga xam ne dafay liggéeyal boppam moom la ñu jël moom leen si jàppale ngir mun génnee oto bi Fatick. Jaasi ñu sant ko bu baax gërëm ko wéyal ba day wala boog des ci mbir moomee lu jëm nag ci seet gi ni ko Boubacar Jaasi waxee ña ngi koy amal ndax sapeur pompier ñoo ñuy muy woowee ay plongeur am ñëw nañu jóge fële ca Cap Skirring ngir wër rek ñaar ña ca des ab privé itam dañu ko jël ngir mu amal seet yooyu lee moom sax bu ñëwee dafa am loolu ñu naan grue maanaam digg na mën a gën a xóotal seet bi loolu nag tax na sax ñu sam paplaaj lu jëm ci matukaayu sapeur pompier yi rawatina ci capitale régionale yi fu ci mel ne Ziguinchor Njaareem Thiès wala yeneen i gox ñu des ba tey ci tiis yeeg xibaar yi ca Kaffrine moom benn tout tànk bu am juróomi at lañu fekk rek mu daal di faatu ca marigot ba moom nag mbir mi ma nga am ca gox bu ñu naan Taba Jile nekk ca commune bu Médinatoul Salam 2 moom nag gune googee ab néewam yóbbu nañ ko ca morgue bu hôpital régional bu Kaffrine xibaar bi ki ñu ko baaxee di Oumar Ndiaye toogal groupe Futur Média ca diwaanu Kaffrine ak li ko wër ñu des ba tey ci xibaar diggu bëccëg yi wax itam nag ci organisation mondiale santé ci wàllum Ebola bi dañoo gis rek ne fi mu ne nii daal jàngoro jooju di Ebola ma ngay law ba tax na sax gëstukat yi fekk baax dentop Afrique bi jàpp tugal ña nga cay waxtaan lu jëm nag ci mbir moomee professeur Souleymane Mboup dellusiwaat na ci mbir mi moom Souleymane Mboup wax rek li nga xam ne moom la ñu jël ni ay dogal ak ci matukaay ndax la mu gis mooy fàggu moo gën faju kàddu yi Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb la ko dénk. comme suñu gox bi peut-être à part li xewoon ci yeneen dëkk yi ci Ebola bi li ñu gën a def mooy dañu seet nan la ñu mën a jàppale ba nga xam ni bis bu fa feebar yooyu ñëwee nit ñi préparé wu pour répondre ci mën nañ ci répondre ñetti manière déjà li ci gën a am solo mooy su amee feebar boobu rek ñu xam ni feebar bi la parce que dafa am yeneen feebar yu bëri yu muy nuróol et souvent mooy problème bi duñ ko gaaw a gis beneen bi mooy suñ feebaree aussi nan la nit ñi mën a intervenir pour aussi xeex feebar yooyu ñu am expertise bi ci des mooy loo xam ni dañ amoon na importance mais dafa gën a am importance il faut que communauté yi seen bopp ñu dugal leen ci biir parce que ci solution bi lañ bokk donc ñetti yooyu la ñu jël ñun mais dañuy liggéey ak ñeneen ñoo xam ne actuellement ñu ngi RDC ak feneen te ñooñu am nañ déjà expertise boobu mais li ñuy indi ñun en tant que WANESAM mooy nu ñuy mën a préparer vraiment suñu dëkk yi pour que su feebar yi yooyu ñëwee rek ñu préparer wu pour répondre ci. aywa ñu des ba tey ci wàllum wér-gu-yaram wax ci leneen muy jàngoro yi jàpp butit sonal lool tout tànk yi ba di leen faagaagal bokk na sax ci jàngoro yi gën a bëri ci wàllum ndeeteel bokk na ci itam la gën a metti mooy biir buy daw moom sonal na tout tànk yi professeur Ousmane Ndiaye dellusiwaat na ci mbir mi ak itam naka la ñuy def ba gune gi daal bu ko dalee du ko mën a faagaagal maanaam teel a jóg bokk na ca la tax ñu def bi lee gëstu journée mondiale di bëccëg gi nu jagleel lu jëm nag ci wàllum nàmpal dañ ci ànd ak Maguette Soirée Diallo ak Khadim Cissé. mu nekk ñetteelu jàngoro bii faat gune yi seen at toll ci juróom wala mu yées ko jàngoro yi di jàpp butit priorité wér-gu-yaram fi ci Sénégal biir buy daw bu metti bi moo nekk bi gën a bëri ci le jàngoro ak taux de prévalence bu toll ci fukk ak juróom-ñett ci pourcentage. du ñuy wax troisième cause de mortalité kooku mbirum jaare la ñuy wax mooy
jaare yi nga xam ne ay doomu jàngoro ñoo ko joxe boo xam ni comme ni ma ko waxoon léegi rotavirus xam nañu ci monde ci Afrique surtout ci suñu pays yi nga xam ni amuñu tellement ay jumtuwaay. Professeur Ousmane Ndiaye ñëwaat na ci lii di indi yooyu la jàngoro ci xale yi. xam nga causes yi am na ci yu bëri troubles fonctionnels xamuñu causes yi mais am na ci ay causes yoo xam ne dañ leen di évoquer naan am na ay jàngoro yoo xam ni dañuy nekk sa biir loo xam daf lay aar mais su fekkee dafa am déséquilibre dafay indi ay troubles fonctionnels mooy loolu la ñu naan microbiote intestinal donc. jiitum kuréel bu pédiatrie yi fii ci Sénégal insisté na ci fagaru bi. traitement maternel exclusif di jël lu dul weenu yaayam ba juróom-benn weer te loolu xam nañu dafay indi ay soldats yoo xam ne ay anticorps yoo xam ni dafay protéger xale bi ci affaire u jaaree ak biir yu daw ak feebar yu bëri hygiène mooy lépp hygiène environnement hygiène des mains lutte contre le périfécal xale yi waruñu cabinet fu nekk ak yooyu yëpp ay ko jaaree la parce que kuy cabinet mun nga génn ay jàngoro ak yooyu. amaana sax ay jéego amal nañ ko ngir xeex yooyu la jàngoro ci xale yi. prise en charge bu mat sëkk moo ci xaw a des suñu sukkandikoo ci kàddu yu chef de service pédiatrie bu Albert Royer. Maguette Souaré Diallo ñu jógee ci wérgu yaram wax ci leneen muy tabaski geek waajtaay bi jëwriñ bu ñu denk wàllum càmm gi Samba Ndiobène Ka amal na ab tukkim nemmeeku ci diwaanu Richard Toll jàpp ndax géej ngir xool xar yi ak nañu yegsee ci daral yi nemmeeku gi mooy ren ji lañu am ci xar njoxt na ne dina doy ndax cib lim lu ëpp fukki junni ci ay xar tegu nañ ci li fi amoon daaw ci waxtu wi ñu teewlu Samba Ndiobène Ka ak Ousseynou Diop ak Habib Seck. ñu aménager ñi nga xam ne dañuy jaay ci ay xar site yoo xam ne ay sites yu approprié lañu site bu ne mu am courant pour mu leer mu am ndox mu am aussi aliment de bétail mu am aussi sécurité soit police wala gendarmerie loolu yëpp nag wax dëgg fa yàlla fii ñu jaar ba tey mesures yooyu nit ñi ñu ngi koy appliquer convenablement et leneen li aussi di sant yàlla parce que région de Saint-Louis et statistiques yi nga xam ne jot nañ ko mën naa ne tey ci tey am nañu lu toll ne juróom-ñaari junni ak ñaari téeméer ak lu topp ci xar yu ëpp par rapport ak daaw jéeg ci même période bi kon loolu mënuñ lu dul rafetlu ko waaye nag ñaan yàlla aussi tendance boobu continuer parce que nag suñu amee tey un surplus de 7200 et poussière et que mu am stagnation damay ne loolu mën na am impact négatif ci consommateurs yi kon dañu ñaan yàlla tendance actuelle bi mu continuer ba à la fin incha allahu taala. ñu dellu Tambacounda Moussa Oumar Gueye mi ngi ci bu mu jokk gi Moussa Oumar maa ngi lay nuyu. Fatou Dieng ñu ngi lay fay. mu mel ne mbir feeñ na ci faatuk Tamsir Sané juróom-ñaari doomu aadama teg nañu leen loxo ñu njort na sax dañoo bokk ca Samba boo yaamaloon comb ca poste finance bu mujjee faat Tamsir Sané. ni nga ko waxee noonu la amee ñooñu dañoo njort ni ñoom ñoo faat ki nga xam ne moom mooy commandant ñu jàpp ni ñu ngi leen tegee loxo fi nga xam ne mooy ci Pérédo digg ak Koupentoum toll ci ñaar fukki ñetti kilomètres waaye nag lu ñu mën a jàpp ci instant bi ci brigade gendarmerie bi nga xam ne fi lañ leen di dégloo ngi xool ndax ñoom la tigri gi ñoo ko def am déet fi mu ne nii nag gis nañu daal nekk na benn béréb boo xam ne mooy gendarme yi ñu ngi geetaru yor seeni ngànnaay waaye benn camion bu rëy daal di taxawee nele bi nga xam ne bii day wane ni rek limu ñi fi nekk ci gendarme xaw na takku waaye itam ba tey tigre bi ñi ngi taxaw xanaa surtout ñi nga xam ne ñoo fare ci biir conseil départemental bi ñooñu ñoo gën a am visibilité ngir xaw a jege li nga xam ni moo jëm ci wàllu brigade gendarmerie bi leneen lu ñu mën a jàpp mooy bu fekkente ni ñi ñoom la ñu teg loxo ñoom ñoo def ñooñu def na leen toppee association malfaiteur muy kuréel boo xam ne ay defkatu njombe lañu daal di faat bakkan waaye imba tey daal di amal càcc boo xam ne ñu ngi ko amal xaaju guddi yor ay ngànnaay daal di gaañ ay nit loolu lépp nag day aju rek ci wàllu gis-gisu parquet bi nga xam ni ñooy ñoom procureur ñu xool lañ leen di toppee leneen lu ñu mën a jàpp mooy ci jamono ji askanu Koupentoum commencé nañu di am xel mu dal ndaxte bu ñu seetloo lii nga xam ne am na ci aljuma alxames ci guddi jàpp aljuma matagul ay bés bu fekkente ni commencé nañu gis ay bunt yi wane ni ñu ngi teg loxo ñi nga xam ne ñoom ñooy defkatu ñaawteef yi nekk na li nga xam ni dina des di dolli seen dalal seen i xel fàttali rek Méréto bi nga xam ne fa la ñu leen tegee loxo ñii nga xam ne tey ji dañ leen a indi fi yàggul dara kii di El Hadj Ba jotoon na ko ibbi benn bërëb boo xam ni ñaanoon na gendarme yi ngir ñu andil ko fa benn lim ngir ñu nekk foofu lu ni mel itam gis nañ ko ci côté Payar ndaxte dañu seetlu ni fii ci ancien royaume ñaani bu nga xam ne moo nekk fii ci dañu gis
da daan frontal di bëri ay braquage rawatina ci suuf yi ci noonu nag bu fekkente ni commencé nañu di gis ay xeetu ñu leen di jàppale ci wàllu kaaraange gi dafay dalal seen xel surtout que zone bi nga xam ne moom mooy ancien royaume du Niani bu commune d'Ankhamara dafa frontal yi ak fi nga xam ne réew mi ñoo xam ne ñoom dañuy def seen i jobbe daal di daw génn réew loolu daal la ñu jërëjëf Moussa Oumar Gueye jéggalu bu baax ci dégg-dégg bi mu mel ni dafa xaw a naqari ñuy fàttali ne moo toogal groupe Futur Média ca diwaanu Tambacounda ak li ko wax ñu des ba tey ci xibaaru diggu bëccëg gi wax ci leneen mu lu jëm ci wàllum administration naka la ñu def ba gën koo ñoŋal mu méngoo ak jamono bokk na ca la ñu doon waxtaanee ca ndaje bu conseil économique social environnemental bu njëkk sax ci atum 2019 mu mel ne nag la ñu bëgg mooy fexe ba dugal mbir mi secteur privé bu soobu ci mën a ànd ak moom ci liggéey bi Mohamed Samba Babacar Camara. administration bu Sénégal jot na sëkk ñu yeesal ko loolee nag nekk benn défi boo xamante ni si administration bi fi nekk depuis indépendance ba tey moom lay jànkoonteel. naka la ñu mën a def pour que li ñuy wax administration bi mu gën a jege citoyens yi maanaam yéen man ak ñëpp ak mu gën a jege préoccupation yi nga xam ne ñi mel ni ay secteur privé beeg yooyu am nañ ko pour wax li ñuy wax émergence maanaam naka la ñoom ñu mën a jouer un rôle pour koom-koomu dëkk bi gën a yokk li ñuy wax numérique beeg téléphone yooyu war nañ ko administration bi gën a utiliser mun nañu wax ni administration bi war na li ñuy wax gouvernance am maanaam war na gën a jaar yoon nga xam ne nit ki su soxla dara nga jox ko sans rien. ngir gën a mën a yeesal bile administration jot na nag ñu boole ci ñi di secteur privé bi. bien sûr pour moi ça ne peut pas se faire. waaw jàpp naa ni nag bu fekkee ni dañoo bëgg a yeesal administration bi faaw rek ñu boole ci secteur privé bi ndax nag nekk na secteur boo xamante ni mën nañu indi lu bari bu ñu fexee it ba rationaliser ko dina nekk lu ama am solo. loolu nag li muy wund moo di rek gën a dooleel suñu secteur privé ba mu gën a am taxawaay bu am solo. ça veut dire comment promouvoir davantage le secteur privé. gën a doole li ñuy duppee dématérialisation waaye tamit amal ab observatoire di maanaam benn jumtukaay boo xamante ni si dafay saytu administration bi loolee moo di mbëbëtu ki nga xamante ni mooy jiite CSE. évidemment la dématérialisation est un outil efficace de lutte. xam nga dématérialisation bi dafay fexe rek ñu daal di mën a xeex lii di corruption bi. ndax bu fekkee ni ki nga xamante ni moo di fonctionnaire bi ak client bi bëri wuñu lu ñuy am benn contact bi kon corruption bi dina mën di wàññeeku kon dématérialisation bi lu am solo la boo xoolee bu fekkee nag am nañ benn observatoire boo xamante ni dina tax ñuy saytu administration bi day gën a tax rek askan bi ci seen wàllu bopp gën a xam taxawaay bi leen war ci fonction publique bi. pour répondre aux attentes des citoyens. lu aju nag ci wàllu yeesal administration bi moo waral ñi nga xamante ni si ñoo yëngatu ci wàllu fonction publique bi ñu daje di ci xalaat li leen tax a jug ñoom ñëpp nag moo di fexe rek ba am administration bu dëgër. ñu wax ci dem beek dikk bi ak sart bi CEDEAO tëral mu aju ci dem beek dikk bi ci seenub diggante la ñu gis nag transporteur yi gros porteur yi fekk baax diwaanu Saloum ne ñu jox na ko cër bi mu méngool misaal bi mooy ay borom mi woto seeni naataango yu fekk baax Mali wala sax Gambie dañuy dugg ak génn ci réew mi nu mu leen neexee te ñoom boobee doxaleen sañuñu ko def ca benn réew moo xam Mali wala Gambie dañu gis nag mooy sunu njiit yi war a toppatoo mbir mi seen ab liggéey dafa des. Cheikh Ndiaye moo jiite groupement transporteur gros porteur ya nekk ci diwaanu Saloum ñu teewlu ko kaddu yi mi ngi ko dénk Ibrahima Diame ak Fally Gueye. même convention CEDEAO dafa wax oto malien yi ak oto gambien yi am nañ droit ñëw Sénégal indi wala ñu jëlee seen réew indi am nañ ci droit wala ñu jëlee Sénégal yóbbu seen réew mais amuñu droit liggéey ci biir Sénégal sànni biir Sénégal wàcc biir Sénégal convention moo ko aay d'accord nañ ci mais ñun ñu koy appliqué ca Mali ak ci Gambie mais ñoom ñi ngi liggéey ni mu leen neexee fi mel ni dañuy nekk yoo xam ne dañuy nekk ci lu daan lekk en règle te boo xoolee oto gambien li ci ëpp ay Sénégalais ñoo ko moom dafay leer parce que oto bi day ñëw Dakar ñu ni oto bi dafa âgé wut a daw Sénégal mais nga jël ko yóbbu ko Gambie mettre kilo ko Gambien muy dawat bi Sénégal kon dafa mel ni Sénégal c'est pas bu mu koy aaye perte na ci dédouanement li waroon fay dédouanement état Sénégal perte na ko ñu fekk Gambie ba pare mu duggaat Sénégal di fi daw kon dafa mel ni liggéey bi aar ñu économie
kooku nag état rôle état la ko suñ amuñu ci sañ-sañ. ñu wax ci leneen lépp fukki junni ci tonne ak ñaar ci wàllu mbalit mi aju nag ci électronique réewum Sénégal dañ ko fi amal at mu jot loolee nag du suñu kàddu ki xamle lu ñu mel di ki ñu dénk agence de l'informatique de l'État di Cheikh Bakhoum la mu wax rek mooy jafe-jafe bu métti boobu moo tax nag ñu daal di taxawal ab centre boo xam ne day defaraat loolu jóge ci jumtukaay yu xarala yi dañuy dem nemmeeku ji boobu le centre Ousmane Diallo ak Diafara Ba ñoo ñuy gën a xamale ak moom. fii mooy centre bi ñuy recycler déchets électroniques yi jóge ci administration bi ak yenn entreprise privée yi agent yi ñoo ngi ci diggu liggéey bi di recycler matériel informatique bi ñuy woowee e-déchets. avant ñuy commencer dara il faut que ñu wane ni ñu defar benn centre pilote boobu noonu buñ ko defaree ñu wan ni lii de luñ mën a saytu la en attendant yeneen disposition yi ñu koy jël looloo tax centre bi ñu créé ko. fii nag matériaux électroniques yooyu noonu dañuy amaat beneen dund ginnaaw bi ñu jaaree ci ay loxo personnel bi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllum recyclage. ñun li ñuy def moom mooy ñu séparer éléments yi benn par benn bu nekk ak fi nga bokk parce que xam nañ ni matériel électronique yoo gis dafa am fer. dafa am plastique dafa am aluminium dafa am ay circuits intégrés dafa am ay éléments yoo xam ni n'est-ce pas ñoo ko composé bu ñu defee lépp lu nekk fer ñu boole ko lépp lu nekk aluminium plastique et autres noonu la ñuy defee démantèlement bi. outils yi naam am na jëriñ waaye tamit am na ay gàllankoor ci wàllum santé ak environnement. xeetu tooke yoo xamante ne yu bon ñu ngi nekk ci biir. yu mel ni cadmium arsenic yu mel ni plomb yooyu yëpp mu ngi ci biir ba nga xamante si ne li saytu bi dafa war a nekk beneen façon saytu boo xam ni bokkul parce que yooyu noonu boo leen bàyyee ci suuf si dañuy dugg ci nappe phréatique bi bu ko defee li ñuy naan ak li ñuy ndox yi ñuy utiliser yi ñuy naan yëpp mën na ci kooku mën na infecté yooyu noonu. matériel bii nag bu ñu ko recycler ba pare dañ koy daal di jox waa ministère de l'éducation loolu ci cadre solidarité numérique. Ousmane Diallo ñu sant la gërëm la wax ci aada ak cosaan fàttaliku Doudou Ndiaye Coumba Rose fukki fan ak juróom-benn ci weeru août ak fukki fan ak juróom-ñeent ci boobile weer ba tey daanu fësal ab film documentaire bu nu ko jagleel moom tambour major boobile ñu fas yéene koo jàllale itam ci chaîne de télévision yi ñoom sax bëccëg yooyee waajal ko moo tax ñu janoo ak taskatu xibaar yi dellu siwaat ci solo si Djily Mor Coumba Rose sët la ci Doudou Ndiaye Coumba Rose teewe woon ndaje boobu ñu woon taskatu xibaar yi am na lu mu dénkaay sa tupay mu Coumba Ndiaye Rose day sët ci Doudou Ndiaye Coumba Rose dañu bëgg jëmmal suñ turu papa parce que sëgam Bob Marley moo dëkk fa mu dëkk te bu la 11 ci jotee mais ñu di ko rendre hommage partout dans le monde entier waxuma la ku mel ni monument bu toll ni Doudou Ndiaye Coumba Rose ñun nag ay doomam lañu ñu ngi véhiculer turam ñu ngi waxtaanee paa bi ñu ngi doxal ay image am ñu ngi def loo xam ne ku ñu gis rek sa xel dem ci Doudou Ndiaye Coumba Rose kon moom lii muy def nii daf ci am plein droit pour def ko. Doudou Ndiaye Coumba Rose ni mu liggéey Sénégal tey jii lu raw ñu rendre hommage sax mérité na ko tey jii autorité yi gisaguma si kenn pour dire vrai mais xaaruma si ñoom parce que man li may kii rek mooy que mooy turu Doudou Ndiaye Coumba Rose laaw ba xaw et que tey jii man bu ma si dépassé ay millions ma si gagné 100 francs sax man le fait que ñuy tudd Doudou Ndiaye Coumba Rose un peu partout ici au Sénégal rek man loolu donc day na ma en tant que petit-fils. sët ci Doudou Ndiaye Coumba Rose ak doomam ñoo doon wax ci xew-xew boobu ñu jàpp fukki fan ak juróom-benn ak fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août bi nu tàmbali ñu dem xibaaru biti réew ak benn ponk muy Mohamed Ahmed Cheikh Ghazouani moom nag mooy njiitu réew bu bees bu gànnaar tey ji nag la fas yéene waat wuutu fa sax nag Mohamed Ould Abdel Aziz ca palais ba mu mel ni nag moom bi ñu ne sax moo jël raw gàddu gi ci jongante palub njiitu réew téeméer boo jël juróom fukki ak ñaar kujje gi dañu ko lankoon ba tëdd ci suuf Aminata Mbaare Sow. À la majorité absolue, Mohamed Ould El Ghazouani est déclaré président de Mauritanie. Élection ci bopp Mauritanie candidat yi fare ci opposition bi bañ nañu ba tëdd ci suuf loolee teewul Mohamed Ahmed Cheikh El Ghazouani prêté na serment tey jile
loole di wane ni moom mooy jiite Mauritanie fii ak juróomi at yi di ñëw noone El Ghazouani moo jël place kii di Mohamed Ould Abdel Aziz nekkoon fa président waaye nag kii di général Ghazouani balaa moo doon président de la République ca Mauritanie am na ay fonction yu mag yu mu jot occupé foofule ci atum 1970 la intégré armée bile ci atum 2005 bokkoon na ci conseil militaire bi nga xam ni ñoo daaneloon président Maouya Ould Sidi Ahmed Taya ci atum 2008 ci wetu général Abdel Aziz moo daal di daaneel tamit kii di président Sidi Ould Cheikh Abdallahi ñaari waa yooyu le di président bi génn ak kii toog bees jàpp nañ ni ay xarit lañu ci noone sax candidature am ci élection présidentielle bile ki fa nekkoon jiitu réew moom moo ci jàpp bu baax a baax noone kii di El Ghazouani moom moo nekkoon chef d'état-major des armées Mohamed Ould Abdel Aziz nekkoon tamit ministre de la défense am ci atum 2018 jàpp 2019 ginnaaw bi élection bi passé ñu tabb ko mu war a toog ci république islamique bu Mauritanie ngir juróomi at yenn observateurs yi ñu ngi naan sax Mohamed Ould Abdel Aziz bu moytuwul ginnaaw bi mu falee xaritam bi ci bopp réew mi dina ñëwaat ci nguur gi ginnaaw bi mu paree juróomi at yi nga xam ni moom lañ ko fal te mu prêter serment tey jile ci prestation de serment boobule njiitu Afrique yu bëre ñu ngi koy teewee bokk na ci njiitu réew bu Sénégal président Macky Sall bu Burkina Faso bu Côte d'Ivoire ñoom ñëpp dem nañ ci Mauritanie ngir teewee prestation de serment bile. tàggat yaram ñaari ponk la dañ koy door rek bu njëkk beeg basket ak coupe du monde basket bay am ca Chine réewum 2019 Tafa Gaye nag di sélectionneur sunu gaynde yi woon na ñaar fukki joueur ak ñeent bokk na ca ku ñu naan Tacko Fall ma nga nekk fële ca NBA ca États-Unis Biram Faye Amar Sylla nag ñoom bokkoon ci U19 bokk nañ ci sélection A bi duñ fàtte nag kooku itam ñu naan Babacar Diallo ak itam Abdoul Kébé Mamadou Lamine Diop ak itam ñeneen ñoo xam ne nag daan lañ leen gis ci tanière bi te gisuñu leen muy ki fi nekkoon capitaine di Malé Ndoye Khan Dalméda ak Lamine Samb dinañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar. ñu des ba tey ci basket boobu ak Abdourahmane Ndiaye Adidas moom nag dañoo tekki ndambal tànkam ni ñu ko waxee sànq Moustapha Gaye jamono ji moo yore sunu gaynde basket yu góor yi ñuy waajal coupe du monde ba ñu amal ca Chine ki fi nekkoon ay jamono njiital fédération bu basketball di Baba Tandian ne na nu ko defee dara rafetu ci bu nu sukkandikoo ci moom nag fédération bi dafa waroon a bàyyi rek Abdourahmane mu wéyal ab liggéeyam kii di Moustapha Gaye ñu tabb ko directeur technique national dañ ci ànd ak Mohamed Lamine Ndiaye ak Diafara Ba ñoo ko seeti woon. mbetteel la Baba Tandian am bi mu yëgee nii Abdourahmane Ndiaye Adidas nekkatul entraîneur basket gaynde yu góor yi mu jàpp ni lu ñaaw la te mënoon ñàkk. nomination Tafa Gaye bi dafa bett ñëpp parce que kenn xalaatu ko woon surtout que Adidas jox nañ ko contrat am lundi pour mu xool ko. mu ne président bi d'après information yi mu ne président bi da koy jox moom conseil am pour mu xool tey mu yeewu mu lire ci réseaux sociaux yi comme tout le monde que il a été limogé mais dafa rafetu dafa jekkul. Baba Tandian doon xaar Abdourahmane Ndiaye nekkaat entraîneur ba pare Moustapha Gaye doon directeur technique national. bu fekkoon fédération bi dañ doon bëgg a def liggéey bu baax ñu bëgg a changer bëgg a indi du 109 dañuy jël Tafa Gaye ba pare def ko comme directeur technique national. Adidas bi nga xamee ne moo qualifié équipe bi ñu bàyyi ko mu yóbbu l'équipe nationale ci championnat du monde yow nga jox nit contrat mu war ko xool lundi mardi mercredi nga jël décision pour limoger ko et puis surtout que hier soir d'après information yi ma am hier soir woo nañu kii DTN bi pour wax ko Adidas day dajale joueurs yi tey pour ñu commencer def entraînement mu woo directeur technique national wax ko loolu. directeur d'institution mënoon na ko wax ne que non tu es limogé lu tax waxuñu ko lu président bi woo ko ne ko tu es limogé. entraîneur gaynde yu góor yi bu bees bi Moustapha Gaye nar a ñàkki jot ndax mondial bi nar a amee ci Chine fii ak weer lay door Sénégal nar ci bokk ak poule Lituanie Australie ak Canada.
Mouhamadou Lamine Ndiaye ñu des ba tey ci mbir moomee waa ministère bi nu dénk wàllum tàggat yaram nag jaarale ko ci fayore kàddu gi di Mbaye Jacques Diop ne loolee amuñu luñ cay wax ndax fédération bi jox nañ ko sañ-sañ boo xam ne mën naa jël bi la dogal ñoom kay bu jëlee dogal dañ ko cay gunge ñu teewlu kàddu yi Mbaye Jacques Diop Ousseynou Thiam ak Abdourahmane ak Ahmadou Bamba Sam ngeen baal ma la ko dénk. àdduna dafay am lu ñuy wax ànd ak séparation. te kenn ñaanul yàlla yenn séparation yi te tey peut-être que Adidas xëy na àndam moom moo jeex ak fédération sénégalaise de basketball donc ñun dañuy accepter au moins décision bi fédération sénégalaise de basketball jël maanaam séparé ak Adidas pour jël Moustapha Gueye c'est vrai que Adidas li mu def ci basketball aussi li mu def ci kii bi dañ koy delloo njukkal gërëm ko sant ko mais aussi di xam ne aussi àdduna moo demee noonu entraîneur day dem keneen ñëw dafay mel ne oto booy pousse wala oto bu jógee garage beneen oto ñëw donc dañuy respecter la décision mais dama leen bëgg a xamal rek que ñun au ministère des sports ñun ñooy jël entraîneur ñun ñooy choisir entraîneur ñun li ñuy def rek mooy ñoom dañuy choisir seen entraîneur nañu kat entraîneur bi lii lañ ko choisir lii mooy objectif am lii mooy lii lañ koy fay à la prise ñu def leen accompagner te soo xoolee depuis que le ministre Matar Ba est là amul benn fiche technique wala benn entraîneur boo xam ne jël nañ ko mu ne leen nangu d'accord mu ci wala leen saa yu ñu jëlee daf leen di wax ne comme que kii ngeen yaakaar moom ngeen gëm moom ngeen wóolu dama koy accompagner donc loolu mooy rôle état dafa mës a accompagner les fédérations parce que soo délégué ay pouvoir délégation de pouvoir bi da ngay accompagner ñi nga xam ne ñoom nga délégué ay pouvoir. bu ñu jógee ci basketball ñu wax ci ñaareelu pàcc bi ak football Sadio Mané bokk ci fukki footballkat yi FIFA tànn bu ñu noppee tànn ca kenn ne moo nar a gën a xarañ ci atum 2018 jàpp 2019 mu mel ni nag Sadio Mané bokk na ca ñooñee waaye itam ki nar a jël raw gàddu gi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sattumbar bi lañ ko fas yéene xam ca Milan dëkk bu ñu naan réew mu ñu naan Italie ci ndajem award bu FIFA Ibrahima Kanté ay leeral. Sadio Mané mu ngi ci tànk Luka Modric moom doomu Sénégal bi bokk ci fukki footballkat yi ñu tànn nag ngir ñu war a jongante xool kan moo ci nar a jël joueuru FIFA 2018-2019 gannaaw raaya 11 dooram Sadio Mané bu jëlee lu ni mel itam dina gën a bind turam ci histoire football ci Afrique rawatina ci àdduna gi ci biir liste boobu am na ci ñaari coéquipier yu Sadio Mané mu di doomu Égypte bi di Mohamed Salah ak défenseur bi di Virgil van Dijk Lionel Messi ak Cristiano Ronaldo ñoom itam ñu ngi ci jongante gi waaye itam Kylian Mbappé Eden Hazard Matthijs de Ligt Frenkie de Jong ak Harry Kane bu Tottenham amateuru football yi nag kon mën nañoo tàmbali voté ci fifa.com loolee nag ba 19 août ci minuit mu di ab vote boo xamante ne nag ñi koy seq mooy. Ibrahima Kane entraîneur yooyee sax bokk na ci Jamel Belmadi moom nag mu bokk ci nominé yi ak itam ku ñu naan Pep Guardiola ak Tite ak ñeneen daañ ci dellu soit ci nu mu gën a yaatoo mu fàttali ne askanu Sénégal mën nañoo dem ci site FIFA hôtel Sadio Mané dem nañ ci ponk bu mujj li ci yéen kaay Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Adama Gaye borom poste bi ñuy mbambaka jaabaajonge ci réew mi Le Quotidien nee nañu juge bi far na ko posté mu dem rëbës démb la ñu ko gàll tuumay mbind mu àndul ak ite gën a xotti war may njiit réew mi inculpé ko mandat dépôt ko jël ko yóbbu rëbës Les Échos nañu Adama Gaye guddeem gu njëkk fanaan na ko démb ca kasu bu rëbës te bu moytuwul nag dana fa def ab diir ndax juge bi ba mu ko mandat dépôt ba pare dafa doxe jël congé 45 jours maanaam concept weer ak fukki fan ak juróom la Sénégal nañu janoom baak doyen des juges d'instruction démb ca bureau doyen des juges tàngoon na tatar Adama Gaye ba mu bëggee dugg Macky Sall ak ministre de la justice juge bi da ko yamale enquête dina kay nañu Adama Gaye dóor nañu ko mandat dépôt bi Vox Populi nañu ma nga ca rëbës source waa nañu ndungu sin la fanaan l'observateur di ñu leeralal ana lan la Adama Gaye guuxal Macky Sall ba tax mu dëkki ko yekk musiba ak mbelengaan ci réseaux sociaux yi mbañeel gi Adama Gaye bañ Macky Sall l'observateur nee nañu mi ngi jógee ci gise gu mu bëggoon a gisee ak Macky Sall Macky di ko dawloo fixel na ko ñaari yoon rendez-vous benn ci Addis Abeba benn fii ci Dakar waaye bu ca nekk Macky Sall da koy faussé à la dernière minute audience bi ñu mujjoon a jàpp mi ngi waroon a amee ca palais ba coowal détournement lu rëy moo ko lëmbee jamono ji ubbil direct info ministre Seydou Gueye ak Doudou Sarr ñaar la ñuy tuumal détournement ak surfacturation bi président Macky Sall waree def ndajam investiture am ngir waajal élection présidentielle 2019 yi waa palais dañoo commandé woon 20 000 livres ci benn waay bu ñu naan Amar Diop def ay dugg-duggam financé ko defar ko livrer leen weeru décembre ba léegi ñu di ko dawloo waa ji mënut a fexe ba jot xaalisam bu demee ca palais ba ñu ne ko demal seeti Seydou Gueye bu demee ca Seydou Gueye mu ne ko demal seeti Doudou Sarr ñang ñaar fukki millions ak ñett yi ñu ko amel
daal mënuñoo fexe ba fay ko benn bés waa palais ba woowaat ko moom waa ji ne ko dañoo soxlawaat ay livre mu ne leen mukk xel xalaatul ma leen di joxaat yeneen livre ndax yi ma leen njëkkoon a jox fay leen ko ba léegi ki mu doon waxal ci téléphone bi ne ko commande boobee fay nañu ko bu yàgg demal seeti Seydou Gueye moom la ñu joxoon xaalis bi Amar Diop ne ci laa demee ci Seydou Gueye ci saa si sëkkatal ko takk taxawal ko ñettamal ko mu yëkkati fukki million jox ma desel ma fukki million ak ñett Amar Diop ni li ci gën a yéeme mooy 20 000 livres yi ma leen jox jaay leen ko 23 millions Seydou Gueye ak Doudou Sarr ñang dañu ko surfacturé def ci seeni facture ne 60 millions laa leen jaaye livre bi dorog bi ak dorog bu bari ba ñu jàppoon ca poorum Dakar l'observateur mi ngi ñuy wax ne enquête ba ca waa police di def am na leneen lu ca feeñ la ca feeñ moo di drogue bi jëmuloon fenn fudul fii ci Sénégal gii la jëmoon dañu ko dugaloon ci oto yu waroon a dem Angola ak ca Ghana ngir drogue bi bu yegsee ci poorum Dakar am ñu dugg ci port bi sol ko ci saako génnee ko ki nekk ci ginnaaw loolee lépp mu di cerveau bi l'observateur nee nañu enquête ba feeñal na ne benn doomu Sénégal la moo ci ànd ak benn waay bu fekk baax Amérique latine mu di ab complice am ñoom ñaar ñooñee ba léegi kenn gisu leen ñu gisaat ba tey coowal drogue bi ci xët mu njëkku Libération benn waay bu ñu naan Daouda Ba di marchand ambulant moom la enquêteurs yi teg loxo mu wax leen lu yéeme te doy waar ci drogue bi nee na leen beneen waay bu ñu naan Ousmane Bari ñu gën koo xam ci kaw moo ko ci dugaloon moo ko ne dafa am drogue bu nekk ca poorum Dakar na ko wutal ay client bi waa police ànd ak moom dem jàppi Ousmane Bari kaw Ousmane Bari dane xamul waa ji police dem këram fekk fa drogue mu ne drogue bi ci benn ordinateur bu ñu ko joxoon mu war koo réparé ci la ko fekk yéenekaay bi nañu drogue bi ñu fekk ci ñoom bi ñu ko saytoo càmbar ko mook drogue bi ñu jàppoon ci poorum Dakar benn la drogue la tribune nee nañu mi ngi def lu dara jarul ci xale yi dëkk bi maanaam mineurs yi ab gëstu bu ñu def jëmee ko ci mineurs yi ñu teg loxo ci réew mi atum 2018 wane na ne ci ñetti téeméeri mineurs yi yoon teg loxo la ñu leen jàppee ak càcc moo ci jiitu wàllum drogue topp ci 10% yëpp drogue la ku ne drogue xel dem ci góoyu Soleil national nee nañu démb ca ndajam conseil des ministres président Macky Sall gannaaw ba mu tiisloo faat gi ñu faat Major Tamsir Sané ca Koumpentoum delloo na ko njukkal ca ndajama ba noppit sàkku ñu gën a taxaw ci xeex gi ñuy xeex grand banditisme gi am ci réew mi Le Quotidien nañu ngànnaay li mu teg ngir bëgg ñu xeexee ko moo di fexe ba dëkk bu nekk askan wa di lëkkaloo ak takk der yi fu ñu gisee lu tey seenum xel rekk signalé ko stratégie régionale de renseignement anki dina kay nañu lu jëm ci faatu commandant Tamsir Sané président Macky Sall ma ngay wër ak di wër lu ñu ko def Abdourahmane Ndiaye Adidas mi doonoon entraîneur équipe nationale bu basket bu góor ñi fii ci Sénégal li ñu ko def yéeme na ubbil source wa ma nga fay xamle ne bi ñu koy dàq waxuñu ko dara dafa xëy fajar di jàpp ngir waajal waxtu yi fa mu doon jàppee fa la ko jabaram fekk ne ko dàq nañu la. Mohamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leen yéen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futur Média dig leen daje ngoon ci yeneen xibaar ñu leen di ñaanal kennalal jàmm di ko sàkku ci yéen desandi leen ak sunuy programme duñu tay di ko wax jàngeen jëf ci seen cofeel ñu yendu jàmm